toftal na ñeent fukki simili jégalu ci yéex a door gi mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd xibaaru marax yi ak la ca gën a fës ñu yore njàngale mu kawe mi ci yenn ci université privée yi ñoom nag daal ne ñu dañuy dakkal cours maanaam njàngale mi ñuy jox ndongo yi loolu nag dañuy jël dogal la boo xam ne fanweeri fan ak benn ci weeru juillet bi lañu koy tàmbali nee ñu itam lu jëm ci seeni document duñ leen ko jox ndongo yooyee amuk njàqare ci seen ko ëllëg ndax nee ñu fi mu ne nii pareegunu seen programme jafe-jafe yooyu di jafe-jafe yu métti ci ñoom beneen ponk mbokk yi muy lu ëpp junni kilogramme ci sinébar bi di cocaïne lakk nañ ko ba mu jeex tàkk douane bu Sénégal ànd ak mu ca war a àndal amal li ni mel ci suba ci teewaayu Mouhamed Samb la woon Kër Massar moom diggante maire ba ak ñi muy liggéeyandool maanaam fantasiro am na fa fi mu ne nii jaarootuñu taal ay jafe-jafe neen la ñuy dund seen assemblée générale danoo joxoj baaraamu tuuma maire ba weddi ko ba tëdd ca suuf ne la ñuy wax dara amu ca Salif Sow lañ ci fas yéenee àndal tàggat yaram ba ëmb seen Modou Lo ëllëg ci dibeex ji lay am sargal Youssou Ndour boobilee ñu dem ca Sandaga fekk fa amateur yi ñii ne Modou Lo day daanaat ñeneen ne Eumeu Sène mi roi des arènes dafa fas yéene faagaagal doomu Parcelles gi Afro Basket moom ci wàllum soxna yi ñu ngi ko jàpp juróom-ñeenti fan ba fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru août fi mu ne nii lu jëm ci sunu équipe nationale bi ko juróom-ñeent lañu woon dem nañ ba fukk ak juróom ñuy tàggatu nag ca stadium Marius Ndiaye ñetti fan jàpp juróomi fan ngir waajal lu ni mel mbokk yi ponk yàggoo ngeen taaxi lu ma ñëw léegi ñu faram fàcce rafetlu seen ànd ak seen kóolute ci télévision Futurs Médias xibaaru marax yi dañu koy doore ak cadre unitaire bi toppatoo lépp lu jëm ci njàngale mu kawe mi ci université privée yi daal ñoom nee ñu lu jëm ci njàngale mi ñu doon jox ndongo yi dañu koy dakkal ndongo yooyu nag nguurug Sénégal moo leen fa yóbbu woon ginnaaw ba nu amee seen baccalauréat ñu ne dogal bi dinañu ko tàmbali jëfee fanweeri fan ak benn ci weeru juillet bi ñu nekk ba noppi itam lu jëm ci ndongo yi ak kayit yanu soxla yëpp dañu koy téye duñu ko joxe mais mën na Njaay ak Abdoulaye Diallo tase nañu ak yore kàddu kuréel go ñu teewlu gëstu bi. nañ ko xamle woon noonu lañ ko defee cadre bi nga xam ni ci la école privée yi sukkandiku ñoom nee nañu dañuy tëj seeni buntu mboolem étudiant boo xam ni nguur gi indi na la nga ñëw di jàng si ndax kat mënatuñoo dem. décision bu njëkk mooy à partir du 31 juillet 2019 dañuy arrêté njàng mi dootu ndong yi dootuñu jàng. deuxième décision ñaareelu décision bi ñu jël mooy que ndong yi ñi nga xam ne pare nañ ak ñi nga parewul am na ay documents yoo xam ne doon nañu ñëw généralement di ñu ko laaj mooy ay seen lijaasa ay attestation ay certificat yooyu yëpp amul benn document boo xam ne dinañ ko jox ndongo yooyu à partir date bi ñu wax c'est-à-dire à partir du 31 juillet. ñetteel dogal bi mooy lan bachelier yi nga xam ne 2019 yi nga xam ne peut-être mën naa am nguur gi amoon na yéene yónnee leen ci école privée ñun li ñu wax mooy ndongo yooyu ñun mënuñu leen jël. ñàkk sàmmonteeg ak dige yi nag bokk na ci li waral dogal bi ki nga xam ni moo yore seen gàddu di fàttali. bi ñuy dooraat njàng mi ci weeru janvier nguur gi da ne woon dagg na juróom-ñetti milliards yoo xam ne ci budget initial bi dana ko génne dugal ko ci li mu ñu amee fi ñu toll nii ci juróom-ñetti milliards yooyu am na milliards ak lu teg loo xam ne ba léegi ci ay crédit mu ngi fi te mois de mai daje woon nañ ak DAGE enseignement supérieur ba dogal ay factures yoo xam ne war nañ ko fay ci xaalis boobu 850 millions au total mais ba léegi dara amu ci. ma dolli ci ne nguur gi dane woon ci loi des finances rectificative
bi nga xam ne dinañ ko voté juin 2019 bi passé dinañ ci dugal ñeenti milliards defu ci dara. bor bi ci xayma toll na ci fukk ak juróom-ñetti milliards ci suñuy koppar ndongo yi seen lim ëpp ñeent fukki junni bi ñu leen orienté ba léegi ñu ngi ci école privée yooyu di amal seen njàng. am na njaay ndongo yi am ak jàqare ci seenub ëllëg rawatina seenub njàng loolu sax tax na ñu fëgg seen gémmiñ woo nguur ak Sénégal mu indi saafara ci boobu jafe-jafe ñu teewlu seeni kàddu. lu ñuy def nekk étudiant am sa baccalauréat ba pare nga def say choix orientation état jël ay engagement orienté la ci privé te yow bu sañoon ñu orienté la ci université publique yi foo xamante ne étudiants yi dañ leen di jël dans de très bonnes conditions yow ñu indi la ci université privée yi te nekkul sax sa choix ñoom ñoo la fi indi donc sa doom boo ko yóbbee école tu as droit nga veiller sur moom donc ñun tey nous pouvons dire que l'État ne veille pas sur nous. bu continuer nii moom année bi moom du yegg moom franchement parce que l'année passée dàq nañu 3 mois mu métti woon trop nag ren tamit ñu ngi nar a dàkkaat duñ jeexal suñu programme te ñoo ngi see examen te wóoruñu def examen bi tamit. bu ñu jógee ci njàng ak njàngale ñu wax ci leneen muy lu jëm ci sinébar bi di cocaïne xeetu drogue la boo xam ne tey ji nag lañ ca taal ëpp na junni ci kilo douane ànd ak ñam ca war a àndal amal lu ni mel ne ñu nag dinañu xeex ba fii ci Sénégal duñu ko def maanaam Ndakaaru bërëb boo xam ne daal sinébar bi dafay nekk ab célébé yoon ci ñi indi sinébar yi ci dendop Afrique bi ñu ne nag lu jëm ca lañu jàppoon ca port bu Ndakaaru enquête ba ma ngay wéy xew-xew tey bii ki wuju leen télévision Futurs Médias di Mohamed Samb ànd ak Youssou Baro. conteneur bii ngeen di gis moo def junni ak téeméer ak juróom-ñaari kilogramme cocaïne bi nga xamante ni si dañu ko war a taal ab leeral ci enquête bi nga xamante ni si moo ñeel sinébar bi ñu teg loxo nekk na loo xamante ni si ba tey ji mu ngi wëyandi. Ces navires sont aujourd'hui. bu fekkee ni nag bateau yu mag yooyu nga xamante ni ñoo defoon sinébar yi yooyu le bateau jàpp nañu ko jamono ji sax mu ngi ciy loxoy yoon waaye dañuy xaare ni rek fii ak ay bés yi di ñëw ñu xool ana yan leeral lañ ciy indi bu dee ni li aju ci wàllu l'enquête bi ku ne xam ne ni jamono ji mu ngi wëyandi l'enquête bi mu ngi wëyandi waaye nag dañuy xaar ba mun a xam yan dogal lañ ciy jël. ngir mucc ci ay gàllankoor ñeel wàllum jaww gi waaye itamit wàllum kaaraange moo tax nag junni ak téeméer ak juróom-ñaari kilogramme yu sinébar bi ñu daal di koy laqee ci ab fuur bu xaw a sori Ndakaaru. xeetu drogue bu doy waar pour nga lakk ko il faut nga am temps bu bëri parce que déjà du ñax maanaam sunguf pour nga lakk ko il faut quand même décomposition bi dafa yàgg loolu tax ñu xalaat ne que pour ñu mun ko def surtout quantité bu toll noonu et en même temps ak sécurité bu mag il faut que ñu def ko ci four bi maanaam nekk na 1500 ba 1600 degrés. bu dee ni nag lu aju ci wàllu koppar sinébar bii di cocaïne nekk na mbir bu am solo ngir rek daal di fësal jéeye yi nga xamante ni si mën na koo indi. valeur drogue bi xam ngeen ko benn gramme cocaïne maanaam 80 000 francs la benn gramme. loolu nag suñu si amee tonne ak lu topp xam ngeen xaalis bi bëri na lool. am na bateau yi aussi maanaam si wàllum procédure douane loolu la drogue foo ko saisiré maanaam lu tax moyen de transport bi aussi dañu koy téyewaale donc comme que ñaari bateau la ñu dugg si plus drogue bi plus oto yi nga xam ne si la ñu duggaloon drogue bi loolu yëpp suñu ko xayma ëpp na 250 milliards de francs CFA. lu toll ci junni ak téeméer ak fukki kilogramme yu cocaïne moom la douane sénégalaise daal di teg loxo waaye lu toll ci junni ak téeméer ak juróom-ñaar képp la ñu lakk ba mu jeex tàkk du jaas rek ñu daal di xamle ni ñetti kilogrammes yi des dañ koy jëfandikoo lu aju ci wàllu enquête bi ngir mën a leeral yëf yi. Mohamed Samb dañu dem ca banlieue bu Ndakaaru gox bu ñu naan Kër Massar Fantasiro moo am diggante maire ba ak yi ñoñam dañu kaa joxoñ baaraamu tuuma ay luubal ak mbuxum yu mu def maire ba ne la ni mel dara amu ca weddi la ko def ba tëdd ca suuf seen assemblée générale Salif Sow toogal ñu ca banlieue bu Ndakaaru ànd ak Kass Malick Diop teewoon nañ ko ngir yéen. yu xonk lañ génne ca diwaanu Kër Massar way manifestekat yi nee ñu li leen naqari bokk na ci xaalisu commune biy dem te di nax saay xamuñu ñu ne fu mu jëm xayma nañ ko ci ay fukki millions. Des procédures frauduleuses qu'il a entretenues autour de marchés faisant évasion de recettes, on peut chiffrer ça à 150 millions de francs. Kër Massar ñoom nag
li nga xam ni Macky Sall moo leen mun dar ci ñoom Macky Sall na ñëw waxtaan ak ñoom ci loola. leneen loo xamante ni way manifestekat yi ñu ngi ko doon kaas mooy lotissement bi ñu gis ci seen wetu gox nee ñu foofa suuf sa dagg nañ ko moom maire bee ko def di ko séddale lañ koy tuumaal ndaxte nee ñu tamit seenu bërëb ñàkk la def daanaka lépp dara amu fa ba pare maire bi di caxat-caxatee suuf sa. dem nañu fu ñu war a dem yëpp dem nañ fa dem nañ bu préfet Dia toog nañ ak moom waxtaan nañu ak moom lu ñu naqari moom xam na ko. mënuñu dund ci site ba nga xam ni am na ay nit jaar gannaaw jël jaay ko dëkkuwaay ba nga xam ni dafa dem ba juróomi ñaari junni kër amuñu maanaa dispensaire amuñu marché amuñu case tout petit amuñu jullikaay loolu daf ñu naxari. ki ñu joxoñ baaraamu tuuma di maire bu Kër Massar moom nee na lii yëpp waxi noon keppa te ku sa noon di sëlëm munoo set ba tax sax nee na da leen yóbbu ca yoon fa mbaxana doonee benn. groupe bi ay opposants ñi ngi ci mais am na ay apéristes yu ci nekk yoo xam ne dañoo kagulewu nanguwuñ feeñ mais man xam naa leen ñuy wër di wax lu bon ci deru maire bi xaalis bi si ñoom la doon jaar ñoom commission bi ñu di joxlante ak entrepreneur bi maire yi mosu fa laal 1 franc. un titre foncier état la. entrepreneur buy defar lu mat téeméeri table sax ku ne jox ko 250 000 mënul mat 150 millions kon man bu ma lekkee ci hangar boobu 150 millions. kon entrepreneur bi lan lay jëndee matériel lan lay fay ouvrier danaa dem fa mbaxana doonee benn kenn ku nekk la nga waxoon ci man danaa ko dem tegal taxawal la ci kanam yoon. lii lu ñu seetlu la gis-gis bi mooy heure bi élection locale di waaj a jot muy ku toog ci mairie bi wala ñu bëgg a toog ci mairie bi dañuy sànnante ay xeer ngir mën a falu. Salif Sow ñu sant la gërëm la ñu dem ca diwaanu Ndar Géej gox bu ñu naan cité ñaax foofee daaw ci waxtu wi ñaari dongo daara ñàkk nañ seen bakkan jamonoy nawet la woon bokk na ca la ko waral mbalit ma jaxasoog ndoxub taw muy mbir moo xam ne askan wa ne ñu maara day taali lu ni mel nag moo tax ñu bañ koo dundaat woo nguur ak Sénégal ak meerab Ndar ñu indi ci ay saafara ci noonu dañuy teewlu ki yore seen kaddu moom nag soxna si kaddu yi mi ngi ko dénk Ousseynou Diop ak Habib Seck ba ñu teewal ca Ndar ak li ko wër. macha allah sunu doole fu mu mën a yem rek la yem mbalit mi rey na fi ñaari taalibe te ba docteur bi ñëwee dafa médecin bi dafa ni yooyoo leen rey ak ONAS bii nekk fii daaw fii rek ñaari taalibe mu metti lool fii ñi fi nekk ñëpp si biru woote nañu guddi woote nañu bëccëg kër yi fii kenn nekk xamuñu sax ku ko moom faf bu tayee ñu ni Samba bu tayee ñu ni Kumba kër yaa ngi fii nekk mbalit yaa ngi fii ñu koy tuur ci biir kër yi kër yee ñu gën a sonal mbalit yee ñu gën a sonal ci këru àddina léegi nag ñun comme dañu sës amuñu ku ñuy waxal man monsieur le président laay waxal mu dimbale ñu moom dong la ñuy waxal mu dimbale ñu waaw moo nekk fii muy mbalit mi muy lépp fii ñoo ngi ñaan daal mu dimbale ñu te mu taxaw ñun loolu la ñuy jooy ñu dimbale ñu ci mbalit mi te ñu taxawuñ ci mbalit mi waaw terrain yi nag bëgg nañu borom kër yi ñëw lijjan seeni terrain ndax nag bu ñu set setalee ba pare dañuy ñëw tuurati fi seen mbalit tuurati fi seen ndox te ay 5 heures du matin 6 heures du matin la ñuy jug te booba fekk nañu nag nelaw nañu. ñu wax nag ci bëccëg gi àddina wërngël képp jagle la xeex jàngoro ji di hépatite ñu ne nag fii ci réewum Sénégal hépatite B mi ngi wéy di defi loraange ay lim bu takku ci askan wi ñu ngay dund li ni mel bu fekkee ni itam def nañu ay jéego teel dem xooli sa bopp daal lu am solo te itam doon na jafe-jafe ci askan wi Maguette Soirée Diallo mu di Jóob ci ay leeral. dafay faat lu bëri. lu toll ci 1,5 million ci ay sénégalais ñu ngi dox ak virus hépatite B bu chronique bi mu nekk bi gën a bëri gën a mën a wàlle virus bu sida mu nekk ab jàngoro bu amul symptôme. Hépatite B aiguë est souvent asymptomatique, ça veut dire qu'il y a pas. Hépatite B moom bu lay dal doo yëg dara amul signe da ngay mel ni ku grippe lu si mel ni ñàkk appétit am ay troubles digestifs da ngay wàccu di sonn bu baax. da ngay am fièvre tamit. Troubles digestifs tels que les nausées ou les vomissements, la fatigue extrême. On peut retrouver de la fièvre. Taux de prévalence bi programme national de lutte contre les hépatites évalué ko ci 17% ci atum 1999 ñaar fukki at ñu teg ko ci mu wàññeeku ba 9% ay jéego yu mag ñu amal ko ci. xamee ni tey jii Sénégal bu nu waxee ni pratiquement 3 millions de Sénégalais étaient infectés en 1999 par l'hépatite B tey bu ñu taxawee naan 1,5 million lañu
ku ni defuñu jéego ma ni la tufu. ñu déclaré ko ñeenteelu priorité mondiale ci lu jëm ci wérgu yaram waaye seetlu bi mooy hépatite moom fonds mondial financé wu ko. ñoom ñooy bénéficier ci fonds wu communauté internationale lu mel na ko fonds mondial loolu laa mën a wax mais dama ni ñetti jàngoro yi nga xamee ni communauté internationale dinañu dugal seen loxo pour xeex ko ci dëkk yi hépatite bokkagu ci ba tey palu la tuberculose la sida la mais hépatite bokku ci dama ne hépatite liñ ciy def ba suñu doon yàlla tey état du Sénégal moo ko ci def. mu nekk ab feebar bu dul wér hépatite B nekk na urgence de santé publique liquide yi di jóge suñu yaram mooy joxe boobu la jàngoro. tàggat yaram dañu koy dooree ak bëre door mu mel ne nag combat bi ñëpp di xaar ëllëg ki dibéer ji la diggante Eumeu Sène bu Pikine ak Modou Lo bu Parcelles fële ca nag ca Sandaga amateur yi kenn ku ne yaa ngay wane fa nga féete bu ñu ne Modou dafa daanoon day ñëw dàbbaliwaat ñeneen ñi ne Eumeu Sène mi toog ci sees bi du ju kenn di toog Alhassane Ba lañ ci àndal. incha allah. combat bi door na diggante supporters yi fii ci marché Sandaga parti bu ne nag di wane ne moom mooy jël ndam moom El Hadj Mballo Sow gis ne revanche la kii di roi des arènes di jël nga xam ne moom mi ab supporteram la. Eumeu sax du ko jëlee revanche Eumeu day ñëw légèrement poids am sax diminué na ko parce que xam na ne moo ëpp doole booy bi fuuf xam nga bay passé Balla Gaye da koo juutal bii nag bu maytul bopp bi la ñuy teg ci suuf yéegal tànk ci kaw. li ni mel nag reetaanloo supporteru Modou Lo bi maam Cheikh di wax ne ñoom confirmation la ñuy amal. non dóoraat la ndox du bàyyi yoonam xam nga dañuy ñëwaat confirmé ah. ñaari mbër yi nag boo xoolee daje nañu atub 2014 Modou Lo moo daanoon kii di Eumeu Sène pour Mballo moom Eumeu Sène géré wut woon bu baax combat boobu te moom Modou Lo sax daanaka ci ay xarfa fuufa la ko gagné woon. moom Modou mënuñu humilier waat kooku moom mënul nekk parce que bu njëkk mën nañu giseen humiliation la parce que Modou Lo warut a mën a daan sax Eumeu Sène xam naa ne mu demee rek affaire ay xarfa fuufa mais bi ba xarfa fuufa fu mu aj ñun fa ko ajee ko sut jëm nañ njëkk a taxaw jug bu baax di ko xaar suñu couronne kenn di ko jëlee noonu de. te dafa amoon loo xoon dafa waxoon waa Pikine ni leen daal indi roi des arènes te léegi comme que jël na roi des arènes bi te roi des arènes bi mu ko teg léegi boo calculé matul 1 an mu am si combat kon du yoon mu perte combat bi kon combat yi mu dale préparé yëpp combat bi moom la gën a fonk. couronne bi lañ soxla roi des arènes pourquoi pas non parcelle da ko war a am te instant bi jot na incha allah yàlla na ko yàlla may ndam rek ci barke alxuraan Modou xam rek sunu gaañ la depuis xale ba léegi te borom baax la te yàgg na ko gëm comme que kii roi des arènes la te am naa yaakaar que roi des arènes bi nga xam ne que moom la waa Pikine soxla woon moom la xëcc ba tëyee ko kon du nangu tamit bërewaat ci benn combat boo xam ne que dina bëre pour ñu nangu ko quoi ci moom. kii nga xam ne tamit moom mooy Modou Lo yàgg na ko yóotu nga xam ne que moom lay rêvé ba waa parcelle yëpp nga xam ne que moom lañ soxla tey pour mu tëyee ko. combat bi nga xam ne nag ñu ngi koy duppee combat royal di drapeau Youssou Ndour ci dibeer gii nag lañ koy amal amateurs yi daanaka ku nekk mi ngi koy xaar bu baax mu mel ni sax ci jamono ji moom la ñuy waxtaanee ñaari mbër yi nag daje ñaareel bi yoon ci stade Léopold Sédar Senghor. Alhassane Ba ñu jeexalee Afro basket ci soxna yi fukki fa juróom-ñeenti fan la jàpp fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru août bi nu dëgmal sunu gaynde nag maanaam sunu gaynde jigéen ñi ci équipe nationale bi fukk ak juróom-ñeent la ñu woon jóge nañ ca ba dem lim fukk ak juróom ñuy dëgmal itam ay tàggatu ñetti fan jàpp juróomi fan ci weeru août ca stade Marius Ndiaye lay doon Cheikh Saad bu Jara indil nañ ci ay leeral. basket 2019 bi ñu jagleel jigéen ñi fii si Ndakaaru ñaari ay bés rek moo ci des ba tax na sélectionneur bu équipe nationale bu Sénégal mi ngi defar groupe bi mu bëgg yor ci jongante yi ginnaaw bi mu jógee ci benn tournoi bi amoon ca Asie te gaynde yi jëlee fa ñetti nërmeelu Cheikh Sarr wàññi na ay joueuses ci effectif bi mu yor ñeent la wàññi ci fukk ak juróom-ñeent yi mu àndaloon ca Chine Warxa Mbuub Lolli Njaay li Kassi ak Umu Xayri Caam ñoo di ñu rocci ci groupe bi dindi bi ñu def Umu Xayri Caam bi nekkoon ci tanière bi juróom benn at mu ngi nii nekk na lu bette staff technique bi moom dafa bëgg sukkandiku ci expérience ngir jëlaat afro basket bi ndaxte cadre yëpp ñu ngi ci liste fukk ak juróom
yi nar a bokk ci jongante tournoi bi dox seen diggante ak Côte d'Ivoire Angola ak Égypte fii ci stadium Marius Ndiaye ñetti fan ci weeru août ba ci juróomeeli fan bi suñu ci jógee Cheikh Sarr dina mën joxe fukk ak ñaari gaynde yi fas yéene yéegal raaya réewum Sénégal. bu jara ñu sant la gërëm la sant leen yéen tamit ci safo bi ak kóolute bi Cheikh Tidiane Diaw noppi na dégtal leen xibaar yi ci français desandi leen ak programme yu télévision Futurs Médias ñu fanaan jàmm.